naa fa gis naa leen wóor na dem naa fa xool naa leen wér na les femmes de la diaspora dañuy liggéey. dem naa fa gis naa leen wóor na dem naa fa xool naa leen leer na les femmes de la diaspora. salaamaaleykum bu ñu leen nuyoo ziar leen jox leen seen wàccuwaay yéen ñëpp ñu ñëwaat ci plateau bi nga xam ne moom lañ doon yàgg dik ci le 8 mars war ci ànd ak nga xam ne mooy soxna Maimouna Fall bokk Sénébel bokk ci jàmbaari jigéen ñi bokk ci femme modèle yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu taamu woon ko ci soxna Maimouna ñoo ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyu Mamor. tey noo gisee concept bi Sénébel jël war cee dox di ci jëmmal jigéen ak taxawaayu jigéen. rafetlu ko bu baax a baax parce que jigéen moom jigéen a jur ñëpp lu baax lu nekk jigéen a ciy jiitu donc jigéen am na solo ci société bi surtout nag Europe gii ñu nekk jigéen ñi ku nekk a ngi woor sa waar. loolu sax ci lañ war a ñëw ci kanam tuuti ndax débat bi thème bi nga xam ne moom lañ ci war a indi mooy jigéen ak ni muy taxawee ci kër gi ci néegu sëyam ak ni jigéen di sëyee fii ci Europe ak ne muy sëyee ci Afrique gañ jóge ñu gën ci ràññee Sénégal bi nga xam ne moom lañ bokk jóge ñun ñëpp na jigéen di sëyee fële ak fii nee nañ am na différence jigéen ñi bu ñu commencé liggéey en général seen jëkkër yi dañ leen di indil ay problème di leen ci bundu xataal léegi nag loolu débat bi solution lañ soxla ci ñan la ku góor ki la wala ku jigéen ki la loolu lañ bëggoon a xam dinañ ci ñëw incha allah réew bi dinañ ci dikk ak ay reportage yu ñu ci def yu am solo ñu dem reportage te ñëw. man nag sama parcours dafa xaw a particulier ndaxte juriste là, j'ai fait des études de droit. En 2016, sama passion rattrapé ma. Donc, bi ma jàngee Sénégal, man waa Diogal la Bawol pire, moom laay revendiquer fépp fu ma nekk parce que dafa riche et moo ma inspiré ci lépp lu muy liggéey. Donc, ñu ma gën a xamee ci aw musóor parce que sama business musóor yi la. Et bi ma décidé def ko en 2016, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais farlu naa ci def ay vidéo. maa ngi abi ñaari doom yu fu naxee donc bientôt voilà un peu grand 14 ans et 12 ans mais teewul sama passion moo ma vraiment motivé moo nekk sama énergie et que ma def ne li nga xam ne moo war a nekk man vraiment sama identité mooy ma wane fi mu jógee li ñu am li nga xam ne mooy dafa riche sama culture donc moo nekk vraiment base sama liggéey ci lépp daal donc nekk na ambassadrice au Sénégal fii à Bruxelles et voilà donc je suis dans ma boutique et pour le moment ça se passe comme ni ma ko bëggee daal. yëmuma ci musóor kese donc comme ni ma wax musóor yi nii musóor yi nga xam ne dañ ko defar ba pare maa ngi ko tuddee musóor maan parce que à chaque fois dañ naan ma awa musóor maan donc su ma waxee léegi xam nga nit ñi dañu tàmm bu ñuy présenté wu dañ naan la lan ngay def su ma nee damay defar musóor ñu ne ma d'accord lan ngay def léegi non musóor yi maa ngi ko commencé 2016 mais léegi je peux dire que ni sama business la parce que lépp la nga xam ne yaa ngi ci farlu day nekk liggéey donc au fur et à mesure nit ñi di bëgg li ma def ma ne léegi naa wane la nga xam ne tamit ñun sax Afrique soxlawuñu di créer ay histoire ak yooyu parce que inspiration bi sama culture la. donc moo tax léegi maa ngi defar ay yére pour góor ñi ak jigéen ñi bu ngeen gisee sax par exemple di ma sol chaque fois su ma ñëwee dara mu nekk wax wala tissu simple danga ciy def signature bi mooy sor brodé ay jigéen ñoo koy liggéey Diourbel maa ngi liggéey lu tolloog 10 femmes donc dañuy defar rouleau yi parce que sama yaay moom laa doon def avant donc c'est un peu aussi pour lui rendre hommage et jigéen ñi dañu commencé di ko bàyyi parce que xewatul wala indatul xaalis. ma ne déedéet dina ko bàyyi donc man sama tante ma leen su ma jaayee comme nii ma leen di jox comme ça ñoom ñuy jël di ñaw ma koy def nag ci broderie ba léegi marque bi mu ngi tudd Awa Bay di Awa Bawol chaque fois Bawol bi moom c'est important pour man donc maa ngi defar yére maa ngi defar musóor yi nga xam ne ay chapeau rek la ñuy sol te chapeau yi maa ngi yor fii boutique mais tubaab yeeg nit ñi ñëpp ñoo koy jël sol parce que c'est pour sama liggéey c'est pour cérémonie et dans la vie de tous les jours nga xam ne képp ku ko sol voilà nit jigéen ñi bañ a complexé et aussi ñu ne c'est seulement par exemple pour nit ñi donc c'est ma musóor laay def et maintenant ligne de vêtement bi ñu ngi voilà client bi mën a xam leen daal
waaw journée internationale de la femme c'est vraiment journée internationale sur les droits de la femme li ñu ci mën a wax mooy du journée ba nga xam ne fête rek la juste ñëw ne c'est la journée de la femme déedéet je pense que ne journée bi dafay wane ne maintenant dëkk bu bëggee avancer da ngay investir ci jigéen ñi donc gis nañ ne ci ñi entreprendre surtout Sénégal et même Afrique même Europe ils ont fait le constat qu'en Afrique les femmes entreprennent plus donc et quand une femme par exemple elle a une indépendance financière des ressources elle investit tout sur les enfants donc leur éducation ce qui veut dire que ñun en fait les femmes prennent moins de risques parce que elles xam nga dañuy xalaat tuuti famille bi liggéey bi nan la ñuy def ak éducation bi mais mën nañ boole yëpp damay gën a encourager jigéen ñi que ne limite bi ñun la ñun ñooy arrêter suñu bopp il faut qu'on essaie quand vous avez quelque chose que vous aimez vous avez déjà un diplôme vous êtes déjà dans un domaine vous avez déjà votre travail mais il y a quelque chose dans votre cœur que vous aimez lancez-vous parce que moi je me dis toujours c'est risqué je suis entrepreneur je ne me verse pas de salaire là c'est ma 3e année mais un entrepreneur est riche quand il arrive à payer toutes ses factures donc de payer toutes les factures moi si j'ai gagné c'est pas grave parce que c'est sur le long terme et de prendre des risques parce que si on échoue moi je dis toujours à mon premier supporter qui m'a aussi vraiment encouragé qui est mon époux je peux prendre n'importe quel travail si jamais ça ne va pas je peux faire pas pour dénigrer un travail mais je peux travailler dans un restaurant je peux faire le ménage ou autre parce que ça je peux le faire donc je peux toujours avoir un travail qui me permet de payer les factures mais vraiment n'hésitez pas et allez-y il faut foncer donc la journée de la femme c'est de faire le point et de dire qu'on peut tout que la seule limite ñun la Sénégal vraiment ma ngi leen di féliciter man bi may dellusiwaat 2017 donc j'avais fait un événement ñoom mooy journée sans voiture bi ñuy organiser chaque fois donc ñu ngi taxaw lu bari aussi sénégalais yi nekk fii vraiment et que c'est une bonne chose que nit ñi di gis parce que le digital moom et la télé c'est le meilleur média vraiment pour communiquer. salaamaaleykum comme ni mu leen ko waxee woon rek li ngeen doon ñu xaare ñëw nañ ci mooy journée 8 mars bi nga xam ne moom la ñuy defal jigéen ñi sargal jigéen journée internationale de la femme ñu choisiroon ci ay invité bi ay femme modèle lañ indi tey femme boo xam ne mi ngi bay waaram ci fii ci diwaanu Bruxelles mu tudd Ndella Thiam mooy borom Global Air Concept salon di jàmbaar di jigéen gu bay waaram dinañ ci dikk ci kanam wan leen liggéey yim liggéey Ndella ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar ñi seetaan ñëpp maman. buñ ne 8 mars yéen ko moom yéen lañ ko jagleel ci liggéey bi nu mu def ak kër gi ak tamit noo gisee journée bi nga xam ne Sénégal jël na ko ànd ceeg yéen war a wane seen liggéey ak seen tolluwaay ci biir dëkk bi. am na solo dañ koy rafetlu rek dañ koy rafetlu encore une fois comme ni ma ko doon waxee lu am solo la parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégalais yi nekk fii te lu ñuy def rek c'est pour ñu mettre en avant ñun Sénégalais yi. wane suñu toogaay si dëkk yi ñu nekk nii muy Benelux di wane nan lañ fi toogee te loolu lu ñu jëmale kanam lay doon donc ñu ngi rafet lu taxawaay bi bu baax a baax. li thème bi mooy jigéen ñi buñ nekkee ci seen néegu sëy ni ñuy sëyee Afrique ak ni ñuy sëyee fii bokkul surtout nag jigéen ñi nee nañ buñ commencé liggéey dañuy am ak problème seen jëkkër yi ci biir kër gi loolu noo ko gisee. thème bi am na solo trop. te liñ si war a wax bari na liñ si mën a wax bari na xam naa benn émission rek du doy ba wax ci lépp wax dëgg yàlla parce que thème bu xóot la wax dëgg. ñu dem publicité ñëwaat. asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar ci nekk sa tur sant tey nag ma ñëw doxatu woon fii fekk si benn gérante boo xamante ni ñu naan ko Yatta ma war a sekk moom benn jotaay bu xaw a xóot tuuti rek bu ko defee maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seyni. waaw su ma la doon wax Yatta présenté wut loo may wax. waaw Seyni Yatta ndaw la rek buy jug depuis 2008 fii ci Belgique donc di gérer restaurant bi salon de coiffure la woon sax et ñu demandé autorisation defar ko mu nekk restaurant tey
en même temps donc à côté ñu yore fa benn boutique di jaay ay cheveux donc di yëngu daal ci commerce. di yëngu si commerce ba bëggoon xam say début yi nan nga tàmbalee. yoon bi nag dafa metti ah comme booy wut si ba pare nekkoo sa dëkk donc di gérer sa famille en même temps mais nag sant yàlla parce que tey jii mot na quand même 9 ans maa ngi ci yëngu di sant yàlla bu baax di leen remercier yéen Senebel initiative bi daf ñuy booster en fait ñun jigéen ñi bu ñu nekkee fii di liggéey ngeen ñëw jël place bi may ñu pour ñu wax ak sañu waa dëkk donc dañuy def lu dul kontaan ci yéen. mais yaakaar dama bëggoon wax parce que sa biir wax maa ngi dégg nga ni dama yor famille c'est-à-dire da nga marié nan nga mën a allier restaurant bi ak salon de coiffure ak sa vie privée. waa Seyni du lu yomb gaa du lu yomb wante lu mën a nekk la parce que maa ngi accouché il y a 3 mois donc te maa ngi fii ci restaurant bi donc di liggéey ak sama jëkkër nag di ko nuyu di ko sargal monsieur Guèye donc sama associé moo ma jàppale looloo tax ma mën a am congé pour mën a ñëwaat tey donc en même temps donc yore suñu employé te ñëpp ay sénégalais lañ yu jógee doomu réew ma ñun ñëpp ñu mbooloo liggéey pour au Sénégal VIP mooy restaurant bi nekk fii tey. d'accord ngeen boole liggéey au Sénégal tey yooyu conseil yi nga xamante ni dañoo bëgg a ñëw bokk ubbi restauration lan nga leen di conseiller yenn famille. mën na nekk ndax yàlla ñëpp la fi nekk te loo def sa xol ba pare mën ko def ci sa doole bi day ñëw donc Sénégal neex na fii tamit neex na donc ku mën a ñëw am initiative liggéey ndax liggéey mooy lépp liggéey jaamu yàlla la Seyni donc maa ngi ciy woo suñu mbokk jigéen yëpp ci dëkk bi donc ak Sénégal lépp daal loo am liggéey moo la ko may donc ñoo ngi koy woo pour ñëpp liggéey ci. dernier mot ñooy tëjee. donc waa Seyni man dama la doon wax rek kontaan nañ bu baax seen reportage bi. di nuyu Senebel di nuyu jigéen yëpp Sénégal tamit ci 8 mars bi parce que ñoo ngi ci jëm. reportage bi xam naa ne looloo ko tax a jóg donc di leen wax ne man la Yeta maa ngi fii ci Bruxelles di liggéey restaurant di jaay Sénégalais yëpp Belge yëpp. ak suñu mbokk footballeur yi nga xamante ne bu ñu nekkee fii ci réew mi dañuy sonn du ñu am ku leen toggal donc ñu taamu au Sénégal VIP maa ngi leen ñu remercier de passage ku ci mel ne Kouyaté Karambo Crespin Diatta ñoom ñëpp maa ngi leen remercier de passage ak sama mbokk client yëpp ba pare di la wax ne doomu géwël doomu ñeeño deful lu dul liggéey fii ak jaay lekk bu baax donc loolu rek laa lay wax Seyni maa ngi leen remercier bu baax. comme ni ñu leen ko waxee woon rek Senebel doxaat na beneen jéego ak si war a ànd ak ay invité de marque laa ko mën a tuddee parce que buñ nee taa Maïmouna Fall femme modèle la buñ nee Ndella Thiam it soxna la boo xam ne mi ngi bay waaram fii ci diwaanu Bruxelles di liggéey bu am solo yor salon li ñuy laaj thème bi ñoom ñaar ñëpp lañ ci soxla parce que kii ci say génération bi la kee ci say génération bu njëkk ba la ñu baal ma ci kàddu gi mais dinaa taa Maïmouna li ñu la mën a laaj rek mooy ndax xale yi ni mag ñi doon sëyee la ñuy sëyee wala lan moo indi problème bi fii ci Europe bu sëy yi di am problème. loolu moom problème bu complexe lay doon sëy rek la tudd mais nag comme le monde évolue ak le monde aussi day changer pour man sëy yi c'est la même chose sëy bi amul benn problème sëy la rek booy sëy da ngay xam ne da ngay sëy boo sëyul nga xam ne sëyoo mais sëyu Europe ak sëyu Sénégal pour man c'est pareil. boo amee jëkkër xam nga sa wareef xam nga li nga war a def xam na loo warut a def mais femme Europe nag moom comme on dit ñun bi ñuy ñëw tamit sëy moo ñu fi indi ak ku ci mel ni man continuer di jàng sama jàng mais sama devoir yi femme dama ko doon def ba mu mët xale yi tamit li ma gis tamit ñi ci bare daal li ma gis ñoom it ñu ngi béy seen waar mais Europe ba xaw a complexe tuuti compliqué tuuti c'est-à-dire góor ñi dañuy bugg jigéen di def ngay def. te li may wax toujours xale yi mooy Europe dafa metti ku ci nekk yaa ngi bàyyi sa famille Sénégal donc ku ci nekk mois bu nekk am na loo bugg yónnee mais kenn amul looy imposer kenn jigéen bu waree def danga koy bàyyi rek mu defal boppam. l'islam sax lum ñu sant damay naan l'islam que ce soit le christianisme aussi góor boo demee ba takk jabar
yaa ko war a toppatoo mais comme dañu nekk ci dëkk tubaab yi tamit jigéen day liggéeyi jëkkër liggéeyi ku ci nekk boo defee tuuti rek defe naa yëf yi dina gën a neex mais kenn warul imposer benn jigéen ne ko lii nga war a def ci kër yi. poñ boobu nga laal moo ci am solo mooy souvent dañ ne bu fekkente ne def bi la ñuy amee problème sa jabar buy liggéey nga ne ko da ngaa war a participer ci kër gi wala nañ seddoo est-ce que loolu dañoo war a waa ji moo war a wax ne ndaw si nañ seddoo kër gi ak ndaw si moom war naa mën a am xelum di def ci biir kër gi te kenn du ko laaj. waaw man je ne suis pas féministe mais am na yoo xam ne d'accorduma ci ñun ñi mag xale yi tey ñun ñooy féete seen yaay ñi si des ay xale lañ mais góor moo war a yor kër jigéen bu amee nag da ngay gis fii Europe léeg-léeg nga gis tax jigéen bi moo ëpp lu muy percevoir par mois que jëkkëram donc moom da nga koy bàyyi conscience am rek dina xam ne facture yu metti na charge yi bare na dañuy yónnee Sénégal war a yor njaboot gi fii war a def lii war a def lee jigéen bu am xel man xale yi ma gis fii yëpp dañuy participer mais lii indi problème yi souvent mooy bu ñu leen ko bëggee imposer te loolu warul loolu moom ànduma ci da ngay bàyyi nit ki rek lu mu mun def parce que ñoom bu ñu takkee tamit Sénégal jabar ñoo koy yor bu ñu ñëwee Europe nag da ngeen di bokk xaaf-xaaf moitié mais foofu tamit dogguma la ci kàddu gi mais problème bi ñu ciy gën di am mooy tey da ngay jël jabar muy nga takk ko comme ni ma ko sañ a wax mooy nga takk ak sa bàjjen ca dëkk ba indi ko fii ci Europe comprendre wul nan la Europe di doxee mu gis benn Ndella Thiam mu expliqué ko ne ko nii nga war a def nii nga war a def nii nga war a def léegi ndaw si bu ñëwee woon jëkkëram ne ko man de kër gi nii lañ koy def nii lañ koy def léegi bu boobaa problème am est-ce que kon sëyu démb ak sëyu tey bokk na waaw conseil moom toujours nit daf ko soxla parce que tamit dëkk bu ñu nekk tamit bu dee jàngoo par exemple entre guillemets parce que ñooñu sax ñoo gën a battantes c'est les femmes battantes donc mais ci biir waxtaan tamit ak tubaab yi ni ñuy mel ak dëkk bi ni mu mel di nga jege koo xam ne jàng na tuuti dina la mun a wax mais la plupart dañ leen di wax seen devoir te am na góor ñoo xam ne dañ lay indi tamit bugg teg say bët doo gis dara doo xam dara loolu tamit problème la est-ce que tamit jigéen ñi war nañoo mun a nekk ci biir dëkk bi pare nit indi la fi muy sa borom kër indi la fi ba pare nga wëlbati waa dem seeti keneen koo xam ne mooy sa xarit moo lay waxal est-ce que tamit loolu tamit du indi léeg-léeg jafe-jafe ci biir kër yi mais ay waxtaan la rek man de bu dee man la ma dem gisi sama xarit mu wax ma bu ma ñëwee dinaa gis sama borom kër waxtaan ak moom te waxtaan moom bu waxtaan li muy faj moo ëpp li muy yàq lépp ci waxtaan la rek mais tamit bu dee da nga bëgg a indi jigéen fii ba pare jàppee ko comme au Sénégal dina xaw a metti tuuti de. wante tamit bu fekkente ne loolu tamit ma wax ko góor ñi ma ko sañ a wax boo indee sa soxna fii tamit yaa ko war a dëkkoo ko yor ko ci biir kër gi tout à fait mais bu fekkente ne tamit femme bi tamit bu fekk dafa nekk ci biir kër gi liggéeyul gis na benn liggéey mu war caa mën a dem di liggéey jàpp ci di daan dooleem waaye nag bu fekkente ne bu liggéeyee rek indil la problème tamit nga ba ko ci kër gi da ci dana de wala waaw bu nekkee ci kër gi tamit yow lay gën a metti parce que charge yi day bare charge yi day bare kenn benn salaire rek mënul yor kër fii Europe dafa metti ba pare Sénégal ak ñuy xaar tamit ku ci nekk am na sa mbokk yooyu yónnee. Ndella noo gisee thème bi niñ koy waxtaanee comme ni maman wax léegi sëy jëkk yi ak sëy yi amul différence parce que génération yi ni ñuy sëy ak bëri amul différence mais jigéen ñi li souffrance bi ñuy dund thème bi violence faite aux femmes la mais violence faite aux femmes daa yaatu femmes yi nga xam ne dañuy dund lu metti ci biir néegu sëy yi buñ commencé liggéey am ak seen jëkkër problème loolu noo ko gisee. man ni ma ko gisee mooy. que lépp ci base bi la parce que sëy boo gis comme maman nu mu ko waxee rek sëy yi amul différence sëy rek la sëy nga sëy Sénégal que nga sëy Europe sëy kese la parce que di yàlla digle ci sëy Sénégal loolu la yàlla digle ci sëy boo nekkee Europe dara du ci changer mais man dama ne base relation bi moom mooy différence bi c'est entre sëy yi parce que su fekkee ki ngay sëyal da nga war a xam kan la ak góor tamit xam place am jigéen xam place am ci biir néegu sëy ba pare ku ci nekk boo xamee sa place ngeen am base seen relation am base loolu rek moo mën a indi communication boo xamante ni déggoo dina am ba yenn problème yi du am. mais buñ dellusee ci base bi mooy est-ce que nit mun na jékki-jékki rek xam ki mu war a sëyal ki baax noo koy xamee léegi bu fekkente ni comme yàlla da leen a boole ay woy dencante ngeen li ci war mooy ngeen comprendre ante je pense que ne loolu moo ci am solo mais fii comme par exemple nga gis benn jigéen mu xëy
7 heures du matin dem liggéeyi léegi war a ñëw 18 heures ci biir kër gi xale yi borom kër bi bu waxee sax mu ne ko damay liggéey da ngay liggéey parce que Europe ba demee noonu. wala loolu noonu la jigéen war a sëyee wala nan la war a def. non man féministe la loolu moom ñëpp xamal nañ ma ko du ma ko nëbb. dama ne li am solo mooy jigéen boo loo ko jox dina la ko delloo doublement jigéen boo ko joxee jàmm yiir ko aar ko comme ni ko l'islam waxee que jigéen danga koy aar yiir ko may ko jàmm dina la ko delloo doublement parce que jigéen loo ko jox mu delloo la ko fukki yoon parce que góor ñi loolu lañ war a mën a comprendre ba indil nit jigéen ki jàmm mu indil parce que bu fekkee dañ ne ay waxu partager moitié indi sa jabar ci biir Europe bi mu dem ba wut liggéey loolu pour famille la parce que jigéen déjà pour mu yor boppam rek déjà loolu problème la léegi yow boo demee ba sa jabar di liggéey mën a yore boppam loolu rek dalay soulager yow en tant que góor waxatuñu nag jigéen boo ko mayee jàmm mu bëri jàmm bu liggéeyee salaire am dina ko partager ak yow te coow du am mais comme ni ko maman doon waxee rek bul forcer dara parce que mënoo ñëw indi nit parce que c'est pas parce que danga ko indi Europe que yow am nga si moom droit ba di am droit si salaire am wala si li muy liggéey wala dara nit ku nekk nit nga parce que am na jigéen ñoo xamante ni bëgguñu leen ku leen xañ seen liberté dañu bëgg nga may leen jàmm jigéen boo may jàmm moom dina dem lu manque ci kër gi dina ko def te dara du am force du am violence du am. mais boo commencé liggéey nekk ci biir comme par exemple dañuy gis cas yu bëri bu ndaw si commencé liggéey rek day commencé diiranteeg mbagg jëkkër ji yow comme par exemple da ngaa am famille Sénégal ma am famille Sénégal te day fàtte ne waa ji moo tax mu doon li mu doon loolu tamit souvent dañ koy gis ci kër yi. mais waa ji tax na mu doon li mu doon mais du tax moom tamit mu fàtte ay waa këram. comme loolu ni muy waxee ni dafa am famille Sénégal loolu tam dëgg la parce que ku nekk da nga bàyyi say waajur ñëw fi soo liggéeyee di nga bëgg a jàppale say waajur mënoo am sa jëkkër ne la voilà da nga war a def si kër gi te yow nga am say waajur war leen a jàppale nit nga comme moom ni muy demee di jàppale ay waajuram noonu nga mën a amee fulaay liggéey jàppale say waajur yow tamit c'est pas parce que da ngay sëy que da ngay fàtte say waajur te moom bu fekkee moom bëgg na la bëggal gi muy waxe mu ngi si moom day dem jàppale say waajur yow sa bopp. dina dem jàppale mais muy takkee jabar ba pare nga naan ndax bëgg na la wala bëggu la. mais am na ñoo xam mais mbëggeel day des. am na ñoo xamante ni mbëggeel day des. ay way dencante. waaw bu baax. parce que nit mënoo koo bëgg ba pare di ko wax ay say waajur li nga leen yónnee boo bëggee nit yow sa bopp boo amee da ngay defar ay waajuram parce que jigéen noonu lañ koy yoree. jigéen noonu lañ koy yoree mais day am sëy yoo xamante ni bëggante bi day des. gis nañ ko fi bataay. mais loolu tax ma waxoon la sànq base relation. dafa am solo mais fii ci Europe souvent sëy yi fii am problème yëpp ci mbiru xaalis bi la. xaalis bi bu commencé génn rek coow commencé am léegi lu tax loolu dañuy fàtte suñ culture wala lan la. non mais même Sénégal sëy yi da ngay gis muy jaxasoo ndax xaalis parce que góor ñi ñoo war a nangu ni jigéen da nga koy yore góor da ngay doon góor war nga xam loo doon. li nga wax léegi mooy dëgg parce que féministe nga. jigéen ñi mais loolu mooy dëgg. du sax féministe du question féministe gaa féministe là je le revendique. loolu moom kenn werante wu ko mais góor da ngay doon góor wala nga xam loo doon góor dañ ne yow boo takkee jabar boo demee ba takk waxuñu ay farantoo gelantu da ngay am jabar da nga koy yore góor dëgg da ngay yore sa jabar. danga koy yore protéger ko aar ko yor ko li si war si moom yëpp nga def ko góor dëgg noonu lay mel mais comme que dañ nekk si période boo xamante ni jigéen ñi ñu ngi daan seen doole di liggéey mënal seen bopp lépp du ñu soxla daray góor mais góor tamit da ngay nekk góor nga def li la war jigéen ki bu nekkee si biir kër gi gis ni lii ak lii manqué na fi sama boroom kër sonn na ci lii te mu ngi may jàppale ni mu waree man dinaa ko jàppale te bu boobaa da ngay gis jigéen ñoo xam dañuy def lu nekk seen biir kër yi. te coow du am. mooy dëgg foofu sax la ñuy ñëwee. gis wane leen nag benn jàmbaar boo xam ne ku gëm li muy def la te mën ko lool muy sénégalaise nekk fii ci diwaanu Bruxelles di liggéey bi am solo muy Maya mi ngi Chaussée d'Aix-en-Berre 416 1180 Uccle fa la nekk ñu dem reportage te ñëwaat. man nag moom waa Médina la Dakar
mais sama ñoom maam ñoom waa Ndande lañu donc maa ngi jóge Sénégal ba ma amee ay 19 ans 20 ans yooyu ñëw nag dëkk si fële France et puis après maa ngi déménagé en Belgique vers l'an 2000 et puis alors di jàng expert comptable comptabilité en fait ba am sama diplôme expert comptable liggéey pour Mastercard liggéey pour Bruxelles Airlines d'ailleurs ñi ma yónni Ghana ñoom ñoo ma delloowaat Afrique ma nekkoon fa chef d'escale au niveau du Ghana pendant quelques mois et puis après bu ma jeexalee sama mission foofu nag ma toog Ghana ñibbi si waatuma Belgique ma toogee Ghana foofu am fa sama ay société di fa liggéey di góorgóorlu léegi après à un moment donné ma ne ma bëgg a ñibbi si waat Belgique bi ma ñibbi si waatee Belgique je me suis rendu compte que comptabilité nekkatul loo xam ne neex na ma trop donc ma bëgg a def loo xam ne aussi dina indi valeur par rapport ak produits africains yi ñu am donc ci laa commencé nag di def carité donc xamante ak ay coopératives de femmes yoo xam ne ils sont basés au niveau du Ghana à Tamale exactement donc ñoom laay jokkalante ci ñoom laay jënd carité gi indi ko fii transformé ko donc au début nag moom sama wàññi laa tàmbalee woon wax dëgg yàlla métti woon na mais ñu ngi sant yàlla commencé ci sama waañ di fa def carité yi di commencé ci chantier de carité yi ma leen doon wan léegi après nag bu ma defee sama chantier de carité ba pare ci sama waañ ma def ko ci sama oto dem ci marché yi jaay ko fa léegi ma gis nag nit ñi ngi koy commencé di gën a bëgg donc ma commencé dolli ci ay saabu ñu commencé dolli ay saabu dolli ci ay gommage donc faut savoir aussi que li may def nii yëpp jànguma ko jaw ma ci benn école toog boo xam ne pour jàng li may def nii tey mais yàlla je pense que daf maa suturaal ba nga xam ne dama nekk koo xam ne damaa gaaw a jàng donc ma nekk di def ay recherche yu bëri donc moom bis bu nekk damay def je m'assure que am na produit boo xam ne xam naa ko jàng naa ko mën naa ko maîtriser naa ko parce que lépp loo soxla je pense ci àddina bi loo bëgg a jàng ko ubbi internet bi fekk ko ci donc moom laa utiliser lu bëri ak ay livres léegi après yàlla suturaal ma nag comme je disais ba ma mujj am bërëb bi nga xam ne fii mën naa fi defar sama tocc mi di ko fi jaay nit yi di ñëw ma leen defal ay analyse de peau nit ñi di ma gën a xam di ma gën a bëgg nag di gën a ñëw bu baax parce que gis nañu njariñ bi ma leen di indil. noo gisee Senebel ak taxawaay bi mu taxaw ci biir marché bi war a delloo jukkal jigéen ak li mu indi lu bees innovation bi. loolu moom lu rafet la parce que d'ailleurs man loolu moom si planté nga xam ne c'est beaucoup de femmes sénégalaises yi nekk fii loolu la ñuy wax parce que dañ fiy nekk di daan suñu ay doole te gisuñu ñu bëri ñu ñu jàppale te franchement initiative bu Sénégal yaay lan mooy solution bi comme que soxna yi moom sëy bi ak góor ñi kenn mun cee dem bàyyi moroomam lan nga jàpp ne mooy solution bi ci nga xam ne war nañoo mën a jàppalante àndaat gëm suñ bopp ci culture yi nga xam ne moom lañ ñuy yare ak base bi comme ni ko Ndella di waxee toujours lan nga yaakaar ne buñ ko defee rek solution mun naa am ci communication communication moom lu mu defarul du ko yàq mukk tant que yéen a ngi waxtaan yu bare mun ngeen ko régler mais ci fit nag forcé munul indi dara man daal li may basé wu toujours mooy communication te loolu nag la plupart moo manqué parce que boo demee liggéeyi sonn moom mu dem liggéeyi sonn ngeen ñëw nga war a dugg ci waañ wi togg et tout ku ci nekk dagg na ñëpp a sonn Europe donc mais nag foog ngeen trouver temps boo xam ne di ngeen ko am pour mun di communiquer loolu moom boo leen ko defee rek yàlla mun na ci tuur ndox mu sedd sutural leen ba sëy yi baax. journée 8 mars lan ngay wax jigéen ñi ñaax leen dolli leen ci li nga xam ne moom lañ taxawaay bi ñu war a gën a mën a am parce que tey buñ nee sénégalais yi Senebel jógaat ci lu mel nii ñu gis ci ay jàmbaar ku ci mel ne Ndella mi nga feggool ku ci mel ne Maya demoon nañ def reportage seetaan ngeen ko léegi ku ci mel ne Yeta waaye nag moom
restaurant ba lu mu togg lekk ko. ak ki nga xam ne mooy Awa Musóor. muy jàmbaar muy juriste tey mu mujjee ci musóor yi. jàmbaar lool di liggéey bu am solo Made in Sénégal bi mu représenté ko bu baax a baax ci li muy def. ak soxna yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak soxna sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Bruxelles di liggéey bu am solo ak partout en Belgique lan nga gis ci ñoom ak lan nga leen di wax. jàmbaarte rek. fii ku nekk ngi béy sa waar. ku liggéeyul ci bureau it yaa ngi utloo amal sa bopp. parce que ni ma ko waxee rek Europe dafa metti te diis benn salaire mënul yor kër. jigéen ñi ngi ci salon de coiffure yi. jigéen ñi ngi ci restaurant yi. jigéen ñi ngi ci jënd jaay. jigéen ñi ngi ci école ku ci mel ni man ñu ngi ci école yi di liggéey. jigéen ñi ngi ci feneen ak feneen ak feneen. jigéen ñi sénégalais yi nekk Belgique daal gàcce ngaalaama. mais nag ma leen di yokk rek ñu gën a góorgóorlu. ku ci nekk boo xamee lu la fi indi. même bu dee sëyoo ñi sëyul tamit dinaa leen sànni tuuti. ñoom ñëpp wax dëgg neex yàlla man de li ma jot a xam ak li ma jot a gis. ñëppay jàmbaar ñoom ñëpp a ngi liggéey donc 8 mars bi daal journée de la femme jigéen ñi ñëpp la ñuy sargal jigéen ñi ñëpp gàcce gaalaama. jërëjëf ok jërëjëf. Ndella comme que yow moom défendre jigéen ñi rek nga fi nekk léegi yow lan nga gis ne solution bi mën naa am comme xale bu góor ñi ak jigéen ñi bu ñu waxtaanee lan moo war a doon solution bi ba nga xam ne coow du am comme que ñun Sénégal dañ ñoo bàkke ci. yar bi teggin ak culture ñu gëm suñu culture lan nga jàpp ne buñ ko defee rek solution mun naa am ci yu bëree ñu waxtaan. ñu jël yar beeg teggin geeg yëpp suñu culture ñu jiital ko. jiital ko góor ki xam ne li ñu yaree mooy jigéen danga koy aar yiir ko protéger ko. di ko di def di dox si lu ko neex bu ñu defee loolu ku góor ki def noonu ku jigéen ki def noonu dañuy déggoo. comme ni maman wax rek communiquer tout le temps di communiquer ensemble lu metti ku si nekk lu la metti nga toog waxtaane ko ba ngeen trouver terrain d'entente parce que dund bi fii dafa metti mais dañuy waxtaan parce que boo leen waxtaanee rek après da ngeen déggoo ku nekk xam nan nga war a toogee nan nga war a doxale ba déggoo am sëy bi mën a neex loolu. lan ngay wax jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci Belgique nga bokk ci di daan seen doole boole liggéey bee kër gi ak Sénégal initiative bi mu jël war ci ànd ak lii war a continuer plateforme bu bees bi mu tax teg loo ci gis yow. xanaa di leen encourager rek di leen encourager Sénégal lépp gën a jëm kanam parce que lii nii dina tax communication bi gën a jàll nit ñi gën a xam lan mooy Sénégal parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne xamuñu woon Sénégal lii dina tax bu génnee rek nit ñi dinañ intéressé wu si Sénégal. affaire yi nit yi ñëpp xam ko daal léegi pour le 8 mars pour les femmes parce que man moom journée boobu dama ne du 8 mars kese la waroon doon chaque jour bu yàlla sàkk dañu war a sargal jigéen parce que jigéen dafa mooy socle société bi moom mooy base société bi jigéen moo tax lépp lii ci société bi di dox donc dañu war a sargal jigéen ñi tous les jours du le 8 mars rek et sama naataangoo yi Belgique maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku si nekk maa ngi rafetlu li ngay def ñoom ñëpp xamante la ñoom ñëpp maa ngi rafetlu vraiment si li ñuy def liggéey bi ñuy def nii ñu gën a jàpp rek teew bàyyi parce que ñun ñëpp moom xam naa ni ñëpp ay jàmbaar lañ mais nañ jàpp rek xëcc bu daggul dikk donc nañ jàpp rek teew bàyyi incha allah yàlla dina def sutura. salon bi fu mu nekkee. mu ngi nekk sur la rue Froissart numéro 60 à 1040 Etterbeek c'est sur la commission européenne. Dans le quartier européen à Bruxelles. Et on fait aussi bien les Européens que les Africains. C'est un salon multi-ethnique où on fait toutes sortes de coiffures et plein de choses pour les cheveux. jërëjëf noonu lañ leen ko waxee woon émission bi mi ngi xëcc jëm ci jeex di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ak coordination bi di gërëm ku ci mel ne Abdou Sarr mi nga xam ne moo yoroon coordination bi di gërëm soxna Victorine vice-présidente Sénégal waroon nañ ko jël sax en ligne mais problème technique lañ am di jël tamit di gërëmit ku ci mel ne Angélique Awa Bathily Adja Binte Gueye mooy sama bàjjen nag seeni mi ngi may tendance ci bàjjen waaye man am naa bàjjen man tamit di gërëm bu baax a baax ku mel ne ñaaña Fatou ak Aminata Silla ku ma yab la nag waaye moom ku baax la jigéen gu baax jigéen gu mën góor ay jigéenu jàmbaar ñi ngi ci biir dëkk bi ñoo xam ne ñi ngi bay seen waar di def li ñu war a def te am taxawaay bu wér bu dëgër boo xam ne wax dëgg yàlla ay jigéen ñu mën góor lañ sax bu ma ko waxee nag dina am góor ñu ma mere waaye ay jàmbaar lañ jigéen ñi wax dëgg yàlla mënoo tabax réew te boole woo ci jigéen
munoo defar dara société munul taxaw te jigéen amu ci da nga jox gëdd jigéen jox gëdd xale pour nga mun a avancer def li ngay def am na solo trop di kontaan trop ci plateau bi ñu ko bokkal di leen gërëm bu baax ci disponibilité bi jàmbaar ngeen wax dëgg yàlla jël nañ leen fi sax tuuti temps waaye nag liggéey bi comprendre ngeen beneen bi ci topp mooy di gërëm bu baax a baax seen yi nga xam ne liggéey bi wax dëgg yàlla coordination bi jàpp na ci bu baax taxaw ci léegi nag reportage yi dinañ dem seetali leen léegi Yata après dinañ ñëwaat ci Maya buñ paree dinañ ñëwaat ci ki nga xam ne mooy Awa Musóor jërë ngeen jëf ba beneen yoon ak beneen émission ak yeneen invité jërë ngeen jëf